asalaamaaleykum chers téléspectateurs de Leral.net et de Leral TV comme ni ngeen ko gisee rek ñu ngi fii tey ci garage Ndongo Fall tey nag ñu wàcc jana ko ñoom ngir waxtaan ak ñoom jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund jamono ji ginnaaw bi jàngoroy coronavirus lëmbee àdduna wërngal këpp ñoom nag ñu am cri de cœur bi ñuy lancé lan lay doon dañuy dugg ci biir rek dégg suñu micro ki nga xamante ni moo di PDG bi. li gën a métti ci àddina dem ba nga xam ne da ngay liggéey à perte. te actuellement moom la ñuy subir ça fait bientôt 2 mois ndax oto yi déjà li nga xam ne moom la ñuy consommer ci gasoil oto yi mënuñu ko indi journalièrement non seulement oto bi day liggéey ba ngoon du am dara bu subaa yow yaay jël sa xaay pour defal ko gasoil bu mu mën a liggéey ëllëg ndax li waral loolu nu nangu woon ko ministre bi dañoo toogoon ak moom waxtaan jam ñaajo mu ne woon lépp li loo xam ne mën nañ leen ko dimbalee ci kàttanu suñu borom ba danañu leen ko def danañu leen dimbali ci traite yi danañu leen dimbali ci personnel bi ak frais yi nga xam ne mooy aju yépp ci oto bi mais depuis lors ba léegi dafa yàgg parce que ça fait 2 mois gisuñu dara personnel bi fi ne toog nañu 2 mois yoo xam ne fayuñu leen déjà koo xam ne yow da ngay wuti leneen pour def gasoil pour oto bi mën a rouler xam nga kooku mënut a am leneen lu muy fayee personnel bi te personnel bi ñu ci nekk dafa bari ndax Captrans donc moom mi nga xam ne moo yore personnel bi nga xam ne ñu yore contrôle bi ak lu demee contrôle bi presque embauché nañu actuellement plus de 600 personnes actuellement li ci nekk ci ay oto mi ngi entre 1600 et 1700 véhicules te oto bu ci nekk am na ci oto yoo xam ne ñaari chauffeur la ñu yore ñaari receveur daan liggéey 8 heures de temps wàcc 8 heures de temps léegi 8 heures de temps yooyu mënatuñ koo liggéey parce que bu ñu xëyee léegi 6 heures la couvre-feu bi jeex bala ñoo ñëw bay préparer 7 heures jot bu 13 heures fu leen 13 heures fekk 14 heures dañuy mujj gaare ji parce que xam nañ ne bu ñëwee ak circulation bi 20 heures mën na leen fekk yoon bi te boobaa dañuy am problème moo tax fi ne moom vraiment noo ngi dund jafe-jafe yoo xam ne metti na trop. te bis bu ne nu yaakaar ne bis bi balaa jant so au moins compensation boobu nga xam ne moom la ñu état bi digoon ñu jotti mais boobu ba léegi de noo ngi ci ñaari weer yu mat fi mu nekk te gisuñu dara ñii nga xam ne mënoon nañu dara yoroon dara ñu ngi doon ko ne di jënd gasoil di dawal seeni oto waaye am na ci ñoo xam ne jeexal nañu ba taxaw nit ñi noonu nag noo ngi taxaw par benn ndax kenn ku ci nekk gasoil ba ngay def sa oto yow yaa koy lijjanti ji waxuma la nag looy fayee chauffeur yi te chauffeur yi itam ak receveur yi sonn nañu ak ñi nga xam ñoom lañ àndal di liggéey ndax nit ki bu fekkee ne toog na ñaari weer yoo xam ne mënut a jot salaire am te daan dund ci loolu lu yaas war ko war mu dundal ak njabootam vraiment loolu tam metti na moo tax ñu ne nañ yuuxu cri de cœur ndax au moins président de la république ak ministre bi ñu dégg ko jéem a fexe nañ ñu dimbalee ci problème yi ñuy dund actuellement. non employé yi wax dëgg yàlla ñu gore lañu muñal nañ ñu. parce que nit ku bu fekkee ne lii lay suturloo nga xëy bàyyi woo dépense sa kër sa njaboot di la xool nga xëy di liggéey muñ nañu dañoo muñ ba dee mais nun koy noo am kersa nun ñi nga xam ne nu leen di gis yoree leen lii loo xam ne préjudice bi ñu leen teg nun noo am kersa ci ñoom mais employé ñoo wax dëgg yàlla moom muñal nañu waaye itam muñ nag dafa am moom àpp ndax ñaari weer ku la ko muñal wax dëgg yàlla metti na ñun ñi nga xam mu ne ñu xam nañ ne metti na waaye tam ñoom it gore nañu ndax xam nañ ne lii ñu def de suñu jikko ndax koo xam liggéey ngeen plus de 15 ans loolu mos am lii moom bu amee da ngay xam ne luy sun borom ba indi la rek. woon au moins yëf yi mën naa dem 3 mois mais premier mois ba léegi jotuñu 1 franc nit ki nag bu fekkee ne jotuloo 1 franc ça fait bientôt 2 mois ah wax dëgg yàlla nag yuuxu day jot moo tax nu ne nan yuuxu ndax ñi nga xam ñoo yore yëf yi. ñu jéem noo dimbali ci li nga xam moom lañ diggee woon ak noonu ndax actuellement sonn nañu. da ngaa nekk admettons nga nekk ligne bi boo xam ne ligne banlieue yi gën a reculé la bu la fa 13 heures fekkee nga war a chargé pour ñëw Dakar yéegal wàcce bala ngay agsi fii 16 heures mën na laa fekk ci yoon wi boo yebaatee di retourner 20 heures mën na laa fekk ci yoon wi moo tax souvent fu 15 heures jotee rek ñoom ñëpp dañuy cross seeni tànk taxaw daan ne mënatunoo dem ndax buñ demee couvre-feu bi dañuy fekk ci yoon wi. loolu nag indi na problème bu rëy bi mu indi mooy na ngeen xool rek à partir de 16 heures 17 heures ngeen taxaw ci gaaru ceer yi day mel ne màggalu Tuuba tey loolu li ko waral mooy limitation place yi nga xam ne moom la ñu def ndax bus bi boo xam ne daana jël environ entre 50 et 60 personnes nga ne ko léegi dootoo am place debout
mu bàyyi place debout ya nga ne ko léegi la nga daan jël li nekk sa catégorie 27 personnes la léegi kon moitié bi ngay jël muy environ 13 mbaa 14 personnes. loola boo ko jëlee boo ñëwee ci gare routière bi à partir de 16h nga fekk foule bi boo xam ne mat na 300 personnes kenn ku ne dañuy dàqeendoo di yéegandoo ci oto bi déjà suñ verre latéral yi oto yi ci bari seen verre latéral toj na ndax clients yi ñoo koy toj ndax ñenn ñi dañuy aw ci fenêtre yi ñii di aw ci porte yi boo xamante bi metti na tu lool. ma ne retrouvaille bi ñu doon bañ nga xam ne moom lañ doon bañ pour nit ñi approchente foofa nag la gën a pire tey te à partir de 16h 17h. coono loo nit ñi clients yi di dund bi boo xam ne bu métti la ci ñoom moo tax ne état bi tam war naa xoolaat foofu ndax normalement bu fekkee ne nit ñi dañ ne nañ jël mesure sécuritaire yëpp bala ngay dugg ci boo ñëwee ci gare routière bala ngay rang am na fuñ ay ndox nga fa ak saabu nga raxasu ba set ñu defar la antigel nga sol sa masque normalement war nañoo mën a bàyyiwaat oto yi ñu jëlaat nombre de places yi ñu jël place assises yi mais moo gën loolu ñu bañ. moo yées fopp li nga xam ne moom lañ nekkee ci gare routière bi à partir de 16h 17h moo taxoon nu ne daal tam ministre bi tam war naa xoolaat loolu nga xam ne moom la décret boobu ñu génne woon ñu seetaat yeneen mesures yu gën a adéquat ci nit ñi. nun daggaloo wuñu benn bus ligne bus bu nekk de gare à gare nga war a yebee foofu lañ leen obligé aussi. mais éco boobu dégg nañ ko ba tax na Captrans jël na décision d'ailleurs am na benn avis bu mu génnee pour sensibiliser personnel bi képp ku ci def ay sanctions dana dal ci sa kaw loolu moom chauffeurs yi ñoo koy defal seen bopp yenn ci chauffeurs yi sax du ñoom ñëpp a koy def loolu nun sant nu leen ko dañ leen ne nañ liggéey de gare à gare point A jusqu'à point B des fois nag ñooy jël seen responsabilité bopp parce que am na ñoo xam ne mënatuñu leen a fay dañ leen di wax ne boo liggéeyee ba ngoon jot na nga jël li nga xam ne mooy sa avance sur salaire nga dépense ko ak receveur bi léegi nag ñoom dañuy gis ne ñoom bu ñu xëyee ba ngoon jot oto bi am dara te kon duñu am fu ñu mën a jëlee seen dépense loolu moo waral ñuy def loolu mais actuellement ñu ngi ciy xeex pour ñu arrêter ko le plus rapidement possible parce que loolu day yàq suñu liggéey. xam nga actuellement booba ab société leen jëloon société boobu war a def désinfectation boobu topp gaar yi yëpp mais koo xam ne yow amoo loo solee gasoil pour ëllëg est-ce que da nga mën a am xaalis booy mën a fay keneen. loolu moo war a ñu arrêté loolu état bu fekkoon ne dimbali woon nañu au moins joxoon na avance si li nga xam ne moom la ñu digoon boobaa danoon mën a def loolu mais yow su fekkee ne li ngay liggéey da nga ci liggéey à perte boo signé beneen contrat war a kooka weer wi dee nga war koo fay te mënu ko koo fay te déjà sa personnel donc mënu koo fay moo tax charge yooyu ñu tegaat ko ci suuf bëgg nañu ko lool suñ sañoon tam def ko te bu nu état bi dimbali woon ci li nga xam ne moom la waxoon mu def ko kon boobaa nañu ko mën a def mais actuellement mënuñu koo def. kon su ma la déggee yéen ci seen propre moyen la état sukkandiku woon pour que ngeen di désinfecter bus yi chaque voyage bu mu def. waaw suñu propre moyen la woon de parce que nun actuellement ñi ci am gel masque ak saaboog lépp nun ñu leen ko jox suñu propre moyen mais du leen lu nu état bi joxagoon actuellement lu nu def rek suñu propre moyen la. nun noo jël suñu xaalis dem joxi ko ministre de la santé ànd ak suñu ministre de tutelle muy maître Youm ñoo jël sunu xaalisu bopp dem yëtti leen ko dimbalee leen ko beneen mooy bu ci dugg bu nekk sunu xaalisu bopp la mais kenn defalagun dara amul benn organisme wala benn doomu aadama bu mës a génne benn dërëm ne lii maa ko dimbalee aftu kay mooy dem ci moyen boppam. yëf yi moom ñëpp xam nañ ne métti na ci état bi métti na ci population bi métti na ci transporteurs yi nu ñaan yàlla daal lii nga xam ne yàllaa ko fi indi yàlla jëlee fi waat ko fi ci jàmm. nu fexe ba nun ñëpp tam ñu gore ci ndax def ci li loo xam ne ëllëg si ñu la koy xoolee mu di xeebit wax dëgg yàlla loolu rafetlu ma ko comme loolu nga signalé léegi ni chauffeur yi dañuy dagg-daggee la ñi loolu santu leen ko te it bu soobee yàlla dañu ci xeex ak ñoom danañu ko dindi le plus rapidement possible parce que ñun santunu leen ko. jafe-jafe yi gën a métti mooy baisse des recettes du transport recettes yëpp dafa chuter drastiquement dafa wàcc bu baax a baax da ngay retrouver di rouler du matin au soir gasoil sax doo ko mën a am. waaw mën na wax gasoil sax doo ko maanaam à la fin du mois tu vas te retrouver avec des problèmes à n'en plus finir ndaxte doo mën a fay say salaire waaw pour fay salaire le DG pour mu fay salaire day lebaatu. waaw fii du garage u tataay fii garage u luur yi la mais soo duggee si bureau bi da nga fa fekk désinfectant tam da nga fekk nit ñi tam dinañ yor naa ay masque si biir ku ñëw ma jox la sa masque sama bureau tam am na désinfectant suñu nu mbal de benn ndimbal nag bu jógee si nguur gi gisuñu ko oto yi dañuy demee seen propre moyen ak seen propre kii daal ak seen i problème
waaye ndimbal bu jógee si nguur gi ñëw si transporteur yi wala si transport bi wax dëgg yàlla dégguma ko gisuma ko. dina am ñoo xam ne wax dëgg yàlla dina nekk en chômage technique am na ñoo xam ne dañuy obligé de anticiper seen congé te tamit liñ daan liggéey ñun daan def 2 temps ñii di xëy 5h30 wàcc 14h ñii jël 14h wàcc 22h léegi 2 temps boobu mënatul nekk 8h lay xëy wàcc 16h kon ça veut dire que kon 8 heures de temps yi rek la ñuy mën a liggéey kon seen salaire il faut que day wàcc ndax heure supplémentaire yi dootu si am prime de transport loolu yëpp dootu si am day wàcc salaire yi day chuté. 8 heures de temps lay liggéey 8 heures de temps bi ça veut dire que kon 8 heures la à 16h 8 heures à 16h ça veut dire que kon xam nga su la fekkee à 15h30 su la fekkee sa gare doo mën a di dellu di def beneen trajet sa heure de travail wàcc na pare nga si. amatoo leneen looy def te tamit am na noo xam ne sooy guddee couvre-feu bi daal lay kii da ngay am problème transport ñoom seen bopp chauffeur si seen bopp dañuy am problème transport booba ñi nga xam ne duñ fanaanoo seen oto dañuy am problème transport c'est pour cela que nga teel a wàcc bi nii. li may ñaan daal mooy di ñaanal Sénégalais yëpp lii daal yàlla na fi gaaw jóge waaw ndaxte moom impacté ñëpp impacté ñëpp ba si yéen sax journalistes yi sax vous sentez maintenant que votre travail a baissé. ci transport beeg fépp la impact kon boog ñu ngi ñaan yàlla lii daal yàlla na fi jógee jàmm rek ban delluwaat si li ñu nekkoon. ndax xam bu njëkk boo daan xëy maanaam oto yi dañu bari woon da nga daan dikk ñëw tata bi nga ñëw fekk am place wala nga dugg jàpp ci kaw mais léegi comme que léegi mesures yi ñëw na léegi loolu amatul léegi tata yi dañuy limiter place yi ku daan jël 20 léegi 10 ngay jël ku daan jël 30 15 ngay jël de ce fait ñun clients yi dañu am problème pour dem. bu ñu war a nekk àgg suñu bérébu liggéeykaay à 8 heures wala à 9 heures dañuy obligé ak ay 10 heures 11 heures parce que oto day jafe instant wax dëgg yàlla moom oto jafe na trop moom franchement. man dama part personnel dajaguma oto buy dagg-daggee man maa ngi dugg oto moom si ne trajet normal lay jël mais le problème mooy maanaam gis bi mooy jafe ndax gis oto bi mooy jafe maanaam mën nga toog ci arrêt bi supposons lu mat benn 1 heure wala 1 heure 30 minutes doo gis sax loo dugg xam boo gisoon sax loo dugg mu koy dagg-daggee sax di nga dem mais ku ma gisoo loo dugg loolu mooy jafe-jafe bi parce que oto yi bari dawatuñ te place dañ ko wàññi dëkk bi client yi moom duñ ma sa wàññeeku ba léegi dañoo bëri moo tax ma jafe-jafe du dañ ma ko léegi gën a metti rek man di doon sama xalaat moom comme que ñoom ñoo jël décision ñu wàññi yenn oto yi ñuy limité ko transport ñu xaw a demee nii nañ génne seen oto yi ñu mettre ko ci arrêt yi bu ko defee nit ñi am possibilité dem di Dakar dem dëkk yeeg seen biis yi bees yi may seen nañ ko mettre à la disposition des clients bu ko defee nit ñi am possibilité bu dem parce que nii jafe-jafe am na trop pour nit ñi dem seen lieu de travail ñi ngi tardé ñi ngi leen di xam nga indi ay jafe-jafe ñi ngi au chômage technique ndax dem bu jafe franchement suñu son daal gouvernement bi tam mu mettre à disposition des populations ay bus bu ko defee dem beeg dikk bi gën a yomb ci ñun waaw loolu daal. mu ngoog mbokki leeral point net ak leeral TV ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo mu mel ni jafe-jafe gi wër na ci àdduna wërngal këpp waaye ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur transport ñu ngi dund ay jafe-jafe yu métti ba tax na sax seenu président di sàkko rek ci nguur gi ngir ñu gëstuwaat leen bu baax a baax rawatina ci dimbal li nga xamante ni ñu ngi koy dégg te boobu ba léegi mënuñu cee jot ñoom nag ñu ngi sàkko rek ngir rek ki nga xamante ni moo di président Macky Sall def kimtulaay kattanam ba rek ñu daal di leen dimbali ba ñu jot ci xaalis boobee nga xamante ni dina permettre ñu gën a jëmmalaat seenub liggéey du fi yem nag reportage bi ndaxte gis nañ ko ci biir bu ñu waxee ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq wàllum transport jël chauffeur si ak ñi nga xamante ni ñooy chef garage dinañ wàcc nag ci askan wi janoog ñoom laaj leen ñoom it naka la ñuy dundee li nga xamante ni moo di ñàkk oto seenu teel a xëy waaye itam seenu teel a wàcc loolee dinañu dem fi nga xamante ni moo di garage yi seet ay clients yi nga xamante ni rek ñu ngi dund jafe-jafe yooyu ñu tàndar leen suñu micro lépp fii lay xewee ci leeral TV ak leeral point net ñu leen di jox rek dig daje incha allah rabbi ci fan yu néew.